gis ngeen turu yàlla yooyu ma leen doon tuddal def ci am fukki tur ak benn yu nga xam ni bu ci ne am na ay groupe bu nit yu ñu defal distinction ba jamono bu nekk ñoom fukk ak benn yooyu ñuy jëfanteeg borom bi pour lu yëwénal mbiru jaam yi moo tax fukk ak benn yooyu ñoo moom wa huwa maakum aynama kuntum parce que li ñu fas seen jom mooy fas yéeneetuñu jaam am soxla ba di tardé am na ca jaam bu dem ci sunu borom ñaan ko mu sedd ko ci turam bi tudd mujib mu fas jom gu day ni tudde giñ ko tudde abdul mujib fas yéene na jaam dootul ñaan boroomam lu tardé am ku dem ca boroom moom itam ñaan ko mu defal ko distinction ci turam bi tudd al malik ñu tudde ko abdul malik moom it mu def jomam ci ku yonewti état responsabilité ba nga jël lépp lu lay jàppale ba mu jaar yoon tegu fa mu war a tegu moom it mu def ca jomam pour jàppale la ca am ci ku dem ci borom bi ñaan ko mu defal ko distinction ci turam bi tudd al wahab ñu tudde ko abdul wahab waaw kooku def jomam ci képp kuy dox dara lay tax yàlla yëkkati ko jox la ñu def ca seen jom ba ku jógati ñu ànd ak yow ba yàlla jël loola teg ci sa loxo donc di ko def ñoom ñëpp diggante abdul kabir abdul mujib abdul mu'ti abdul malik abdul rabb abdul rahman abdul rahim ñoom ñëpp ba ñu mat fukk ak benn yonent bi nga xam ni al arwaaxu taabiatun li ruuxihi wal ajsaamu taabiatun li jismihi moom it jël responsabilité am ba fu mu julleetee gee def fukki rakka ak benn shafaak witr pour ñaanal fukk ak benn yooyu la pour ñuy man seen fonction waaw pour wax la responsabilité rëy na ka tax nga tal ko talu ko waaw ka tax nga tal ko talu ko ba tax na kon li am solo moo di bañ a njëkk a yeewu borom ndékki parce que wolof mooy wax ni ku njëkk a yeewu borom ndékki daa tëddaat waaw sunu borom nag ku ko jox cëram rekk daa ko xam moo taxoon muy bàyyilu xel ci alquran nga xool histoire yëpp tous les grands ñi ñu mas a tudd ci histoire alam tara anna allaha ahlaka tubbaan wa ahlaka luqman ibna aadin wa aadiya wa ahlaka dal qarnayni min ba'di mulkihi wa ahlaka firawna taga wa najashiya ayna man saadu wa shaadu wa banaw ahlaka alkul tey dama lay laaj tous les grands de l'histoire tey koo ca dem fa ñu ko xame woon presque fa mu dëkkoon ay ruines moo fa des léegi ñuy dañ si kumba ku kumpa ñoo fay ñëw waaye ñuy tëbbu si duñu fa ñëw demal ci ahraam ya
pyramide ya nekk Égypte Firawna ma ko moomoon ña fay ñëw ñëpp dañuy ñëw pour dañ si kumpa rek mais ñëwuñu pour tëbb si dara ci Firawna nga dem Perse Paris ana Kisra fa mu dëkkoon yëpp tey ruine la ña fay ñëw dañuy ñëw pour dañ si kumpa rek ndax taarix waaye ñëwuñu pour tëbb si ci moom nga jóge fa dem Rome ci Qaysar muy César waaw la même chose ana Alexandre le Grand ah te mooy Dul Qarnayn ah ana Luqmanul Hakim ayna Aad ayna Thamud ah ñëpp tey yàlla écrasé na leen te il faut faire attention li xew Pakistan nga xam ni li mu jur ci ay sinistré moo ëpp li tsunami bi passé jur ci ay sinistré nga dem Inde noonu nga dem Chine noonu ana Russie lu fa xew ci ay xeetu incendie ak ni Russie toll ak moyens yi leen yàlla jox moo tax ka ca sa wet mooy tax nga muñ lañu la nattoo waaw ku ne que la ëpp le nattu mooy tax nga mën a muñ sa bos te Serigne Cheikh ma ko wax bërki démb de ni ma Sénégal gii war nañoo gërëm mag ñu baax ñi de mu ni ma budul woon mag ñu baax ñeeg ñi leen wutu fii kon li xew feneen lu ni toll dana xew ci réew mi waaye nag yàlla di leen suturaal ndax mag ñu baax ñi ñu am mu mel ni kon nag lu jar a sant yàlla la kon nag dafay am loo xam ne rek mooy nekk farata bi Serigne Cheikh nee na daanu aayul daanu bañ a jóg boobu aay waaw moo tax tout le temps nit ki dafay am courage ndax dama dégg ci Serigne Cheikh mu ni ma daan naa nekk en conflit ak Senghor duma tudd duma ko tudd waaye léeg-léeg situation ci réew mi ñëw li ñuy nekki conflit mu yónni ku mu wóolu ni ko demal wol ma Cheikh parce que fii réew mi tollu nag jot nañu wax parce que soxla naa xalaatam waaw kooku farata la te sunu mbokk mii Tanor Dieng ci dëju soxna Sophie bi muy ñëw di jaale si daf ni ma gis nga yow yaak Serigne Cheikh ngeen jël seen responsabilité ci politique lu normal la parce que nit ñi sédduñu leen ko mais histoire moo leen ko sédd waaw ñun lu ñu yor rek histoire ñu ko sédd loolooy tax sunu dara fortaatuwuñ ko waaw loolooy tax nag responsabilité boobu la ñu war a jël teg ko ci teguwaay danañ ci ñëw ci cours bii di ñëw gën ko tas les hommes d'État la cay seen cër ak la cay seen yenn mais les hommes d'affaires ak ñi leen di jàppale yépp moo xam ay économiste lañ expert bu mu mën doon lan mooy seen responsabilité ci biir cercle du pouvoir boobu les hommes de Dieu waaw lan mooy seen responsabilité ñoom itam ci biir cercle du pouvoir boobu la est-ce que coopération lay doon wala collaboration lay doon wala simple relation lay doon yooyu yëpp yu ñu war a firi la lan mooy collaboration
lan mooy coopération lan mooy relation waaw ba tax na li mat a bàyyee xel rekk mooy li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon te moo di am na loo xam ni ku ko teral loo néew la yàlla dina la teral waaw te itam tooñ def dul baax la Fédération des associations islamiques du Sénégal dañu organiser benn colloque fii en 1972 thème colloque ba moo nekkoon l'islam et la négritude xam ngeen ni keroog dafa fekk sax góor gi dafa sibru woon ba dafa forcer rek pour def communication ñi doon def communication yépp dañ doon taxaw def seen communication mais moom sibru bi moo tax ñu may ko mu toog ci chaise pour def communication mais gis nga grandeur yi bokkul xam nga ak modestie boobu mu commencé wax ni bien que souffrant empêché par cette maladie courante que l'on appelle al-humma as-sawda wal-humma as-sawda fi ifriqiya as-sawda qit'atun min adabi jahannam la shak ولكن ولله الحمد الحياة كلها صحة ومرض et pourtant j'ai suivi avec une attention religieuse le discours magistral de notre Premier ministre. J'ai écouté tout ce qui a été dit ici même, le discours de notre ambassadeur de Cousin. Xoolal boobu façon waxin, notre ambassadeur de Cousin. Et par tous les autres. Aurais-je besoin d'ajouter quelque chose? Mouni, je n'en vois pas la nécessité, mais vous aviez l'amabilité de me désigner pour présenter l'islam et la négritude. Je crois que je vais m'efforcer de dire quelque chose dans ce genre. Mais pourquoi l'islam? Pourquoi la négritude? Waaw. Mais jëmuma foofu laata góor gi di def communication am na ay arabisants yu dem ci mufti yi ñëwoon influencer leen ni leen bu defee discours am ba noppi rek jóg leen ngeen révolté ni ko waxoo dara ay arabisants te xam nañ leen waaye xam nga liñ naan lu doy waar ñëpp dañ cay fanaan mais dafa cay biddanti mufti Liban bi moom moo ca gën a rakkaaju rek de góor gi parewul sax mu jóg daal di mel ni ku wax saaga daal di abandonné fauteuilam ni day dem parce que kii waxul dara te fekk dañ ko sant mais li mu yëgul mooy yëgul ni def na incident diplomatique parce que góor gi Senghor la doon cité parce que c'est le père de la négritude ah mook ñoom Aimé Césaire ak ñecce des mu ni nag lu tax ñu tudd fi Senghor ñu ne ko mais c'est le président de la République mu ni c'est un chrétien daal di claquer portam dem ba dañu mujj le gouvernement libanais ñoo bind lettre d'excuse pour envoyer ko le président de la République du Sénégal mais problème bi newul foofu mooy moom mufti bi def loolu ba mu rentré même pas un mois fekk guerru Liban bi ñëw
ñu sànni benn missile ba dal ci kawam cër yi dañ ko doon dajale. bañ koy jullee dañoo dajale daggitu yaram yi pour mën ko jullee. moo tax am na ko xam ne même boo ko gëmul may ko orma, may ko orma. ba tax na kon nag ñu ngi sant ñi fi toog ñëpp. subaa juma la nit ñi dañuy liggéey, xëy na dañ doon commencer rek pour ubbi ko tuuti, xëy na ba samedi. bu samedi nag ñu dugg ci biir débat bi. lan mooy responsabilité yi, naka la ñuy doxale yi ci biir, lan mooy li ñoo tudde démocratie, lan mooy li ñoo tudde laïcité, politique en tant que politique lan la, parce que dañuy wax ni la politique c'est une bête sauvage qui a besoin d'un dresseur. waaw donc kiy nekk dresseur bi kan la war nañ ko xam. waaw ci ban façon lay jaar bu politique bi, parce que li tax ñu di ko wax fan yi passé yëpp ñu ngi ciy def débat di wax ni li leen jaxal mooy politique ak sport dañu nekk léegi une religion de substitution. mais bi ñu nekkee une religion de substitution gis nañ ni léegi kon toll nañu fa religion toppoon ñu ni la religion est l'opium du peuple. kon naka la ñuy sauver politique, sauver sport ba tootu ñu nekk opium du peuple, loolu ci li ñu war a waxtaane lay doon. waaw parce que xam nga ci gannaaw bi ñu defee référendum ci Suisse pour ni kenn waratul tabax benn minaret ci Suisse, ñu di ko gis dañoo yeewu parce que xam nañ ni bu fekkee ni parlement bi rek ñoo ko tëral kenn du xam lu muy nuru, ñu jaarale ko ci référendum. mais bi ñu laajee benn écrivain boo xam ni jigéen la Suisse la nekk ni ko façon bii Suisse defee ak yu ko nuru ci France ak feneen ban genre laïcité la, mu ni mais il n'y a plus de laïcité en Europe. ñu ni ko kon nag li fi am lan la, mu ni domination culturelle moo fi am. moo am Suisse, moo am France, moo am Angleterre, moo am aux États-Unis, yëpp domination culturelle moo fa ne. ma ne mais ce qui est grave pour nous les Sénégalais ñun double bi la ñu def, te mooy dañu fexe ba indi domination culturelle et cultuelle. te lu mat a wattu la, te mooy tiijaan bi bëgg a xool murit bi di ko wan ni ko maa la gën tariqa, kooku domination culturelle la. ñaseen bi xool keneen moom it pour bëgg ko wan ni ko maa la gën li ma nekk, kooku domination culturelle la. musulman bi bëgg a xool chrétien bi pour wan ko ni ko maa la gën diine, kooku domination culturelle la. yooyu la ñu war a fexe ba effacer ko. waaw dindi domination culturelle et culturelle, def partage bi ne mu gën a rafete, ku ne ñu bàyyi la ca la nga ne te may la jàmm. waaw yooyu yëpp dinañ ci ñëw ci deuxième cours bi gën ko yaatal ci mbaaxu yàlla ak barke yonent bi. ñu ngee sant ñëpp, ñu ngee ndokkeel ñëpp, ñu ngee bàllu àq ñëpp, ñu ngee gën di déwénatiku ci weer wu tedd bi. kon nag tabarkalla ñu jàng fatiha, jàng benn li ila fi qurayshin, jàng falaqi ak naasi, jàng
salaatu ala nabi def ko hadiya ci yonent bi muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñun ñëpp ñu tàllal sunu loxo ñu ñaan sunu boroom ñun ñëpp li ñu yaakaar ci yiw ak ci mbaax ak ci jàmm fii ci réew mi ak sunu bopp ak sunu njaboot yal na ñu ko yàlla mottalil ba kenn ku ne yegg ci wax alhamdulillahi rabbil alamin yal na ñu ko yàlla defal te ñëpp ànd ak sago ñëpp ànd ak dal ñu may kilifa yi ñu jóg ndànk ñu yóbbu leen ci seen oto kenn ku ne soog a yeewiku bu ma ne kilifa yi nag ñëpp laa wax kilifa gouvernement kilifa yu baax yi di sunu doomu sëriñ yile di sunu doomu way jur yile ñëpp ñu bàyyi leen góor ak jigéen ñu yóbbu leen ba ci seen oto wala hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim